xibaar yi ci RFM. Nduk ak pël ga ay dëkk la yu nekk Fatick fu ca nekk benn waxtu du 1h jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg ba cëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. ñaari téeméeri soldaar yi Sénégal ak juróom-ñett yu jóge woon mission ci réewum Gambie ñibbisi yoon daal di woppi coronavirus ji taw féex ci ñoom ñëpp faj nañu leen ba ñu wér dellu seeni kër des na ond ak directeur santé des armées ci ay leeral ci xibaaru digg ba cëg gi tolluwaay wér-gu-yaram ci réew mi nees koy doxalee ci jamonoy coronavirus gi ak jamono ji ñuy jublu ci xew yi ñuy séentu mbooloo daroon président Macky Sall ci ngan ga mu doon amal ci Sine Saloum démb ak bërki démb ñu koy séentu moom it fan yi di ñëw ci Touba ngir wattaayu màggalu Touba gi ana nees koy doxale askan way yeewoo ca Touba ak li ko wër di xamle ne la mu def Sine def ko Saloum na rikk waaye na góorgóorlu ba bu mu ko ndi bawal diwaanu Ziguinchor jamono ji ñoo ngi xool ba ñoo ngi kon yàkkamti bateau Aline Sitoé Diatta teguwaat ci géej gi di dem ak dikk bateau la bopp suba kon ci la fas yéene tàmbali ab liggéeyam loole gannaaw diir boo xamante ne ji kon toog na ko liggéey yu ko des na dikk ak yéen ci reportage boo xam ne def nañu ko foofee lu aju ci njàngaleem catholique privé gis nañu ne def nañuy jéego yu am solo jëm ci wàllu njàngale mi ñu doon jàngal ñu doon def baccalauréat téeméeri nit yu cay def bac juróom-ñeent fukk ya maanaam 90% am nañu bac. ay miru njing njiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar yëkkati kaddu di xamle ne bu ñu sukkandikoo ci wàllu yoon Macky Sall am na droit amaat ñetteelu mandat doonaat candidat 2024 loolee ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu politique gis-gis ban lañ ci am des na ci def ab taxaw seetlu ci xibaaru digg bëccëg gi bitim réew des ci ànd ak Georges Déthié Diop mi ngi nii toog sama wet alaaji lu cay gën a fës. la cay gën a fës bokk na ci Mali médiateur bu CEDEAO ñu koy xaarandi Bamako alarba gi ñu dëgmal groupe bi nga xamante ne ñoo war a tànn njiitu réewu transition jamonoy transition ba di daje altine gi ñaareelu ultimatum bu CEDEAO di jeex ëllëg talaata ultimatum bi ñu jox l'armée ba nekk ca bopp réew ma ca Côte d'Ivoire moom ku jéggi fas yéene jàmmaarloog ñi nga xamante ne moo di Alassane Ouattara ñu woote désobéissance civile ndax nee nañ Alassane Ouattara warut am ñetteelu mandat warut présenté wu ci élection présidentielle gi ñu dëgmal. buñ ca noppee tàggat yaram lay doon Malal Diagne junior la ñu ci àndal Diagne lu ciy gën a fës. daanañu waxtaanee tijjiwaat genn gunu sumb ci stade Léopold Sédar Senghor ni yëngu ci wàllu athlétisme rafetlu loolee ndax ne dina tax seen i yëf ak seen i yëngu-yëngu tàmbaliwaat ci woowule pàkk ñu waxtaanee wàllub njaayum ak lii di wàllub volleyball. c'est international Sénégal bi di Fatou Diouk jël na foofee Coupe de France des ko dégg ci biiratu xabaar yi mu indi ci leeral daana tam waxtaanee wàllu U20 yi ci wàllu football bi ñoom ña nga ca lëlu ca centre Guéréo ca foofee ñu nekk di waajal Coupe d'Afrique 2021. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw bi ci réew ak tàggat yaram daañu ànd ak Koumba Sandiane Faye ci Koro News danaa leen jukkilit as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk ñu jeexale xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis tey ji li ñu ciy waxtaane mi ngi jëm ci jàmmi Casamance jéego yi ñu fay teg ngir jàmm sax ca boobi la diiwaan la tax ñu indi waxtaan wooye mooy bëccëgu tey gi moo di bëccëg bi ñu jagleel wàllu jàmm ci àdduna bi yëpp journée internationale de la paix ci njeextal xabaar lañ koy waxtaane ci gis-gis ci rajo Futur Média Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaaru digg bëccëg ak lu soxal soldaar yi Sénégal ya demoon mission ci turu CEDEAO te ne woon Gambie am bi ñu ñibbisee am ci ñoom ñu indaale woppi coronavirus gi ci pàttali contingent la bu tolloon ci juróom-benni téeméeri militaire ba ñu ñëwee ci juróom-benni téeméer yooyee ba ñu leen testé am na ca ñaari téeméer ak juróom-ñett yoo xam ne dañoo amee woon coronavirus gi ci lañ leen hospitalisé ca centre des armées ba nekk fële ca Guéréo ma nga kon ca boori Mbuur faj leen ba ñu wér ba war a delluwaat seeni kër. kàddu yi leeral yu bàyyeekoo ci ki nga xamante ne ji moo di directeur de la santé des armées médecin colonel Abdoul Aziz Ndiaye. protocole national bi fekkee quelqu'un dafa am ko xam dafa positif ci Covid 19 te amul dara lu koy metti maanaam li ñuy wax asymptomatique suñu toogee pendant 10 jours dañ lay considérer ne que wër nañu cadre boobu éléments yi xam jógoo nañu mission ci foofu la ñu nekk bi ñoom kam na c'est vrai amoon na positif ay 208 positif 208 yi ci kàttanu yàlla kenn amu ci woon benn signe donc c'est asymptomatique denc nañ leen
benn jox leen garab confirmé au protocole également bi mu ëppee 10 jours ñu bàyyi la ñu dellu seen kër. kon ñoom ñëpp wér nañu ba tàmbaliwaat nañ seen liggéey. non liggéey li ma la wax léegi tamit xam nga ku jógee mission dangay am droit am congé donc ñu commencé gu ñu liggéey dañuy dem noppalu comme seen morom yi ñu àndaloon dem mission. mais est-ce que xam ngeen ñoom soldats yooyu ci yan anam la leen feebar bi di coronavirus dale. comme test voyageur la nga xam dañu voyagé ñëw ñun bi ñu ñëwee testé nañu leen am na ay positif li ñu xalaat daal mooy fi ñu nekkan di liggéey fa lañ leen ko wàlle en contact ak population yi wala également xëy na kenn ci ñoom feebar wala ku ñuy des koo xam nekk na en contact ak population yi parce que li wóor ba wóor mooy bi fiy jóge épidémie am fi woon donc suñu ko àndaale foofu lañu rek lañ ko mën a jël. des ba léegi ci woppi coronavirus gi ak bilan tay bi ñu ànd ci ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar test yi ñu def ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fukk ak juróom ñoo xam ne ay cas contact lañ ñooñu dañoo jot ci mbas mi fekk dañoo jaxase woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci juróom-ñeent ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko walla fi ñu ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee Diamniadio am ci benn Fann am ci benn Fanok am ci benn Guédiawaye benn Kédougou benn Mbao benn Mbour benn Waguñaay benn et Ouakam am ci benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bis yàlla àndee ñaar fukk ak juróom benn ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb dibéer ñaar fukki fan ci weeru septembre biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak benn ak ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett wér nañ si ñett téeméer ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. leeral yi docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mooy directeur de la prévention doon it porte-parole ministère de la santé ci wàll wi. lu aju ci coronavirus gi gis nañu ne kon ma ngay dellu gannaaw bu ñu sukkandikoo ci bilan yi ko jiitu li ñu pi ragal nag moo di mu jekk-jekkaat ne xës ci kaw nit ñi li ko war a mën a indi bokk na ci yi ñuy tere ñu bañ koo bàyyi bokk na it ci ndajaloo ñu gisi daje démb ak bërki démb ci diwaanu Sine Saloum ba fa Macky Sall président de la République demee loole ci ndaje maanaam ci ndaje yoo xamante ne ji mbooloo dañ fay faral di takku ko wax xel dem ci yi di ñëw lu ci mel ne màggalu Touba te moom jiitu réew Macky Sall ñu koy séentu kon ci diwaanu Touba ni mu ko baaxoo ci waataayu màggal gu nekk foofee ca dëkk ba ñu bari la ñu gis mooy la mu def ca Sine ak ca Saloum rek waay na góorgóorlu bu mu ko ndi bawal rawatina ca Touba googe Marema Diop reportage. lépp nag ba mu des ay dajaloo loolee la waajur bi di sàqu ñu fekk ko Daaru Marnaan Abdoulaye Mbeng ñaawlu loolu doxalin bu président Macky Sall. Macky Sall d'accord ma kenn teertu ko Touba na dem tëddi nelaw tournée yi mi def ci gox goxaat yi day politique parce que léegi tey politique lay def mbënd mi moo gën a soxlu ñëpp ba mu demee Dakar ci tournée bi taxul bant di campagne. Cheikh Thioro Mbacké moom moo yor parti Pastef fii ci diwaan bu Touba moom nag jàpp na ni Macky Sall dafa dëggatee lépp loo xam ne mesure sanitaire la waaye nag fii ci Touba mu ngi koy ñaan mu respecté ndogal bu xalif général di Mouride. tey jii bu ñu gisee mu def lee Sénégal yi bañoon gëm feebar bi tey jii am nañ dëgg ci kawam tey jii bu wootee rassemblement bu toll ne mu woote ci Fatick nit ñi teeru ko ne ñu ko teeroo tey jii war na am kersa jàkkaarloo kilifa diine yi waaye ginnaaw Touba la jëm si te Touba moom dëkk borom la wax na li muy bëgg wax li muy bañ xëy na moom dégg na loolu te dina ko bàyyi xel. ñii nag moom namm nañ loolu ay xumbute jëmale ci tertu président de la république Khadim Silla moom responsable APR Touba la waaye jamono ji nga xam ne nag ñu ngi wax mbas mi ak màggal gi moom tamit li muy ñaan mooy ñu déglu xalif général des Mourides. dajale mbooloo mi ñu saafante moom yooyu moom wax dëgg yàlla lu ñu manqué la toutefois nag comme dañoo nekk ci dëkk bu particulier xam ne ndigal moo fi dox dañuy déglu rek ndigalu xalif bi. président Macky Sall ñu ngi koy xaar fii ci diwaan bu Touba fan yi ñu dëgmal ci wàccaayu màggal gi waaye askan wi nga xamante ni nii tàll nañ leen suñu ay micro ñu ngi sàkku ci moom mu sàmmonte ak digle kër docteur Marema Diop fii ci Touba RFM. coronavirus jooje taxoon bateau Aline Sitoé Diatta juróom bi weer a ngi daanaka demul dikkul du Ziguinchor du Ndakaaru
léegi nag kilifa yi jël nañu dogalu ba ko mu delluwaat ci géej gi di dem ak dikk loolee suba kon ci talaata ji ci lay tàmbali yem ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sàttumbar war a déparé Ndakaaru 20h bu jotee ñu jàpp na it lu aju ci dem googeek ñi liggéey ba tàmbali waatee ci boobile bato jur na mbégte mu rëy ci ñiy dem ak dikk waaye ñi nga xamante ne jiit seen liggéey li ko daan doxal mi ngi wékku ci activités yi bato bi Lamine Ba ca Ziguinchor ci leeral. ku jege tey buntu port bu Ziguinchor nga xam ni lii dem ak dikk bi mu ngi waaj a dooraat diggante Dakar ak Ziguinchor soxna yi nga xam ne nag ñoo toog ci buntu port bi nga xam ne fa la ñuy jaayee bés bu ne amee mbégte loolu ci dégg nouvelle bi ni mel. ñun ñoo ci gën a kontaan sax parce que fu mu nekk nii lii jàppale nañu saa yoo ñëwee nga am nga jar nga yóbbu sa 100 francs dem defar sa doom yi ñu jàng loolu yëpp. booy dox sa doo ci xalaat dara dañu yàlla jàppale. Marie Claire Badiane moom nag dafay faral di jaay lu bëri ci buntu port bi moom nag rafetlu na bu baax a baax dogal boobee nga xam ne nag kilifa jël nañ ko. dama ñëw gis sapeur muy nettoyer port bi femme de ménage yi dama kontaan mbégte bi ma am keroog même jaayuma sax amul problème ñaata weer depuis avril ba tey jaay amul kontaan mbégte bu mag laa ci am. mu am juróom benn fukki at li weesu moom nag nee ne dog bi nga xam ne dem ak dikk bi def na ko ci kaw ndox bi diggante Dakar ak Ziguinchor am na njeexital bu bëri bi nga xam ne am na ko ci business bi muy def. bu ñuy dem dañuy jënd bu ñuy ñëw da ngay gis ku ñëw rek nam affaire Casamance rek mu jënd dem togg léegi nag bu loolu amul bateau bi dafa ñëw ñun bëgg nañu bateau bi. Khady Fati moom it soxna la bi nga xam ne ma ngay jaay ci buntu port bu Ziguinchor mbégte bi ni mel la wane moom it. bateau bi nu muy commencé di daw kontaan nañ trop ndax suñu yëngu-yëngu si bateau bi la bu mu arrêté ba tey dañuy ñëw di la ñuy ñëw depuis suba si ba ngoon ñu gis benn client. Astou Sagna bokk na ci soxna yi nga xam ne ñoom ñooy indi produit yi jox ko seen i morom ñu jaay ko ci buntu port bi moom mu ngi rafetlu bu baax a baax dogal bi nga xam ne kilifa yi jël nañ ko dooraat dem ak dikk bi ci ndox mi diggante Dakar ak Ziguinchor donte sax ne taxaw woowee nga xam ne nag bateau yi defoon nañ ko am na yàqu-yàqu yu bëri nga xam ne andil na ko njënd ak njaay mi. ñoo day jox ñi li ñuy jaay lu ma yor nii lii géej bër la lii ndaamaraas la waaye boo gisee ñun di ñëw di jaay fii képp fooy dem nga am sa kii sa 100 francs il faut nga jaar foofu waaye comme depuis bu bateau bi arrêté nii ñun booy toujours dañuy ñëw duñu jarlee noonu tam noonu la ñuy passé noonu waay loolu day daf ñuy métti trop waaye comme ni nee nañu ne ñoo commencé kontaan nañ ci trop dañu yàlla jàppale ñun ñëpp ak suñu gouvernement yi ñu nga xamante ne ñu ngi sëñ. xibaar bi nga xam ne Kosama yëkkati na ko waññe ni bateau yi dañuy dooraat diggante Dakar ak Ziguinchor am na mbégte bu rëy bi nga xam ne jur na ko fii ci Ziguinchor rawatina ci soxna yi nga xam ne ñoom ñooy toog ci buntu port bu Ziguinchor di fa jaay Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ziguinchor ak li ko wër ci kanam tuuti des na ko waxtaane ci njeextal xabaar yi ci gis-gis ci rajo Futurs Médias waxtaane mi ngi jëm ci jàmm ja ñuy sàkku ca tig-tigal boobee di Ziguinchor ak li ko wër fàttali na bëccëgu tey gi mooy journée internationale de la paix di bëccëg bi ñu jagleel jàmm ci àdduna bi rajo Futurs Médias xibaaru digg bëccëg gi 13h13. RFM rajo askan wi. dellu waxtaane wàllu wér-gu-yaram bëccëgu tey gi ñaar fukki fan ak benn ci weeru sàttumbar mooy bés bi ñu jagleel ci àdduna bi yëpp woppi Alzheimer juróom fukki millions yi doomi aadama yooyu amee nañu ko ci àdduna bi ñu jàpp ne juróom ñetti wala boog ñetti seconde yu nekk ci àdduna bi dees na gis koo xamante ne ji yëf yaa nga koy daaneel ba mu di ko yot fii ci Sénégal nag li fi jafe moo di am takk bu wér ci wopp joojee ñan ñoo koy dund bari na nag ay jéego yoo xam ne def nañu ko ci rawatina ci wàllu sensibilisation ak nees defit ba moytu woppi Alzheimer Awa Mbaye ak njàppale jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy dund jàngoro yi Alzheimer lii di wooteep ki jiite bureau santé mentale ci ministère de la santé ak action sociale docteur Diegane Tine ne bëggoon na ñu gën a bàyyi xel mag ñi ndax ñoom la jàngoro jooju di gën a laal. adduna bi day màggal bés bu ñu naan journée mondiale de la maladie d'Alzheimer loolu nag dafa nekk feebar boo xam ne day laal nit ñu mag ñi di leen wàññi ci seen xel ñuy fàtte lu bari ci seen yëg-yëg ak ci seeni jëfin loolu nag dafa nekk lu yokk ci àdduna nit ki lu muy gën a mag lu muy gën a jël ak feebar bi da koy gën a laal dafa am solo ñu commencé di ko gistu yokk gëstu bi li ñu naan la recherche pour xam nan la ñu mën a arrêter feebar boobu def de telle sorte que feebar bi du nit ñi du leen gaaw a dab. ñu teg ab association boo xamante ne li ko tax a jóg mooy fexe ba wasaare xibaar yi ba noppi ñaax askan wi jëm ci jàngoroy Alzheimer nga xamante ne feebar la boo xamante ne nit ki day fàtte dem sax ba dundam soppeeku mu doon faf sax nag naax bu dëkk docteur Diegane Tine di wax ci association bi. ñun am nañu loo xam ne ministère de la santé mu ngi koy def ay jéego yoo xam ne ànd ak ñu spécialiste experts yi liggéey ci loolu ak ñoo xam ne ñoo koy dund ñoo xam ne ay volontaire lañu
ñu commencé di tàggat jeunes yi di tàggat famille yi di joxe ay message de prévention. Sénégal nag jafe na nga am lim bu wóor jëm ci nit ñi nga xamante ne ñoo amee jàngoro yi Alzheimer ak lu mu ci mënti doon feebar bi lu am la kon ñun askan wi ñu war a yokk lépp loo xamante ne moo jëm ci fagaru bi jaarale ko ci dund gu sell lépp tënku ci lekk gu baax ak tàggat yaram. ginnaaw plan Orsec ngir sëkk dëkkuwaay yi nekk ci biir ndox mi opération Fandi ñëw na tey ji ci suba lañ ko doon lancé mu doonoon ci teewaayu gouverneur bu Ndakaaru yëf yi amee woon fële ca booy stade Léopold Sédar Senghor fa la ñu xamle sax koppar yu toll ci ñetti téeméeri millions yoo xamante ne ji kon des na ko génne ngir taxaw lu jege juróom-ñaari junniy doomi aadama yooyu ñi ngi ci biir ndox mi Salimata Aw. opération Fende door tey nara toll ci fukki fan ak juróom ngir dindi ña lorule ca mbënd ma ñu nekk Parcelles Guédiawaye Patte d'Oie Kër Massar ak yu ni mel dinañ leen jox ay matériel ngir ngu mën a jàkkaarloog ndox mi dindi ko Alhassane Sall moom mooy gouverneuru Dakaru. mooy déjà dañuy renforcer des capacités de pompage waaye dafa am roq ak roqaan yi nga xam ni camion hydrocureur xëy na moom moo fa mën a egg camion yooyu la ñu ñëwoon tey indi ko pour ñu tàmbali liggéey leneen li mooy sinistre yooyu seen bopp ñi nga xam ne ñu ngi woon ci ndox bi dañ leen di génne foofu dugal leen ci ay site de relogement temporaire benn ci site bi mi ngi Jaxaay beneen ci site bi mi ngi Kër Massar waa xayma bi mun nañu wax ni enveloppe bi mi ngi toll ci ay 300 millions jëm 350. waaw tey jii mooy wax ak yéen fii ci région bu Dakar ñi nga xam ni bind nañu seen tur recensé leen ñu def déclaration de sinistre toll na ci juróom-ñaari junni yu teg ñetti téeméer maanaam 7300. Kër Massar moom dispositif bu mucc ayib la nar a am du niroole kenn ndax mbënd ma nam leen defu ko kenn. parce que moo ëpp sinistré parce que ndox ba fa la gën a bëree ndax boo demee unité 3 ndox baa nga fa ba léegi bien que entre keroog ak léegi évolué na tane na donc pour Kër Massar déjà bu ngeen demee da ngeen fekk 5 établissements jàpp 6 yu nga xam ni sapeur pompier ànd na ko ak ONAS ñu def ko fa donc di pomper 24 heures. sur 24. mu ñëw teewal fi maire yi Banda Diop jiite commune Patte d'Oie ni lii rafet na loolu wante dañ leen war a dugal ci processus ba ñuy daggee terrain yeeg di ko joxe ndax loolee mën na saafara jafe-jafe yi ñu nekkee. xoddeeku balaay lakkle da nga nit tey jii bu ñu jëlee ci situation bi état bi war na mën a am ay mesures yoo xam ne war na ko jël ci wàllu attribution sur le plan domanial pour que lépp loo xam ne dañ koy jox muy suuf muy fu dëkkuwaay ñu mën a woo collectivité territoriale bi nga xam ne moo nekkee ci côté yooyu pour laaj ko foofu ndax yoonu ndox la wala du yoonu ndox. ñi nga xamante ni nag ñoo lorule ñu ci bëri dañ leen di génnee fa ñu dëkk yóbbu leen ci ay sites yoo xamante ni moom la ñu defar ngir ñoom seeni lekk ak seeni yëpp fa la leen di fekk ay matelas ak yooyu yëpp dañ leen koy jox wante itam lii nga xamante ni mooy yónnee xaalis bi gouverneur di xamle ni tàmbale na tey. wàccux ki am yéene sampo ca Bargny benn usine buy defar fer si société turque Tosyali loole fan yi la ci ginnaaw ñu dégg maire bu Bargny yëkkati kàddoom di wane ne àndul ci lu ni mel loolee nag association gi nga xamante ne ji ñoo nekkoon ca diwaanu Bargny ñoom kàddoom yooyee daal amewuñ ci xel mu dal bu ñu sukkandikoo ci kàddu leeral yu bàyyeekoo ci Fatou Samba mooy njiital groupement des femmes transformatrices produits de mer muy yi jóge ci géej géej yooyu ñu di ko liggéeyaat moom li koy jaaxal mu di ko ragal mooy àndandoog maire bi di xeex nañu ko doon defee ca centrale charbon ba mu yàgg mu rucc ko ca xeex ba loolee la ñuy bañ ñu déglu ko moom Fatou Samba. situation la ndax wax fa dëgg yàlla temps yëpp ku nekk dégg na waa Bargny surtout ñun ñi nga xamante ne dañu nekk ci site de transformation bu Xelkom te Tosyali yi ñu bëgg a implanté ci wetu site de transformation bi li ñu gën a loon mooy Bargny gépp ànd bañ ko comme nii nga xamante ne moom la maire boo moom la bëgg mais nag suñuy xel day xaw a lëndëm day xaw a ñaaw tuuti ndax bu ñu seetloo en 2015 bi nga xamante ne def nañu COP 21 moom mooy ñëw ànd ak ñun ñu jóge Bargny géej ba à la mairie ñun ñëpp ñu àndoon ne bëgguñu centrale à charbon mais liñ ci mujjee seetlu mooy dana bay wéy na mbuus ndax duñu seet la neen loo nga xamante ne bu ëllëgee ñu mën a am lu ñu def suñuy keesu maire donc daal nañu ñaan yàlla ba revirement yi amoon muy wax ne woon déet ba mu yàgg nga ne waaw yàlla bu mu ko dalaat mbaa mu dalaat ñu ñun si projet Tosyali bi nga xamante ne moom la ñu bëgg implanté à Bargny xam ne waa Bargny ñëpp dañ ne bëgguñu ko muy femme transformatrice muy les pêcheurs muy même riverains parce que ku nekk xam na ne ab usine fii ñu ko bëgg samp muy zone économique spéciale moo jaadootul si Bargny nun waxuñu Tosyali mais zone économique spéciale bi moom la ñuy ñaan le président
Macky Sall na si revenir xam ne xajul Bargny joxe na li mu amoon ba jeex léegi ñu war kaa indil ay usines yu nga xamante ne day polluer loolu daal lañ ne ñaar yooyu muy la pollution ak le foncier daal ñun Bargny soxla nañ ko lool donc daal nañu xaar la suite mais daal suñu xel dalagul il faut mu nekk soit par écrit mbaa mu ànd ak nit ñi commencement ba fin ñu xam ne li mu wax dëgg la. tokki ngeen di dégg moo di Fatou Samba mu jiite groupement gi jaboote jigéen yi nga xam ne dañuy yëngu ci di liggéey li bàyyeekoo ci géej gi groupement des femmes transformatrices de produits de mer doon andi leeral ci micro Abdou Diouf Diagne. Kër Massar gi ñu bëgg a def département loolee dana mën a tax ñu lijjanti jafe-jafe yu bari yooyu diwaan ba mu nga koy dund lu ci mel ni inondation yi mooy gis-gisu maître Ousmane Seye vice-président au conseil collectivité territoriale jàpp ne it bu ñu ko defee département mboolem jumtuwaay bu mu war a am ngir dëkkuwaay ba gën a ñoŋ mu di Kër Massar dana jàppandi ay kàddu la yooyu mi ngi ko yëkkati tey jii ci rajo Futur Média maître Ousmane Seye moo ne woon gànnu RFM matin. décision président boobu pour man décision bu baax la parce que fi mu nekk nii Kër Massar commune la te xam nga dafa ne ci ndox mi te xam nga affaire ndox ak yooyu assainissement du commune moo koy réglé état moo koy réglé bu ñu ko jëlee érigé ko en département dina gën a yaatu parce que du nekk benn commune rek dinañ jël yeneen commune jële ko ci Pikine wala feneen daal di ko boole ci Kër Massar pour mook département fu mel ni Pikine ak yooyu du ñàkk ñuy jël ci ñoom cof ci ñoom ay commune daal di ko taxale Kër Massar parce que commune Pikine dafa yaatu d'ailleurs ville la d'ailleurs yooyu yëpp ñi nga xam ne ñoom la ci seen xel naaj ñu ngi fi ñi nga xam ne ñooy toppatoo aménagement du territoire ñi nga xam ne ñooy toppatoo décentralisation comme ñun nañ ci xalaat pour seet nañ koy découper te dina am lu ñuy wax conseil départemental boobu tam dafa am ay compétences ñoom bu fekkee ne amuñ alal boo xam ne mun nañ ko ci def aussi te ñoo ëpp alal commune mun nañ fexe ba état bi inscrire les problèmes d'assainissement dans le budget de l'état su ko defee ñoom ñu jox leen xaalis boobu ñu superviser communes yi jël xaalis boobu investir ko en tant que conseil départemental ci biir Kër Massar su ko defee xëy na yàlla dina ci def jàmm. njiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di honorable député Aymérou Gningue ci rajo Futur Média ci émission Grand Jury yëkkati fii kàddu joxe xalaatam jëm ci ne njiitu réew mi Macky Sall bu ñu yeggoon 2024 mu bëgg na doon candidat yootu 3e mandat ci wàllu yoon am na sañ-sañ bi loolee ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu politique ku nekk gis-gis ba nga ci amee gëstu Mohamed Ali Mouba. bu ñu sukkandiku ci enseignant chercheur bi di professeur Moussa Diaw nekk jàngalekat ci université Gaston Berger ci wàllu science politique wax ji Aymérou Gningue wax ci wàllu mandat présidentiel bi nee ni Macky Sall am na droit boobu représenté wu 3e mandat daanaka day wone ni majorité bi mi ngi jàppale Macky Sall ngir mu def 3e mandat. domaine droit mën na dara interdire ko pour mu def 3e mandat loolu wax na dëgg dara interdire ko parce que am na juriste yu ko wax des constitutionnalistes yu wax ne waroon na am disposition transitoire wax ne mandat wu 7 ans bu mu passé bi dañ ko war a comptabiliser parce que ñu ngi ci beneen régime la ñu nekk ñu ngi ci quinquennat donc juróomi at la. waaye nag buñ sukkandiku ci journaliste bi di Babacar Dione nekk itam directeur de publication lii quotidien débat bi daanaka journaliste yi bokk nañ ci ñi koy installé ci bopp sénégalais yi. oui président Macky Sall dafa nii oui nii non mais léegi le débat s'est posé dina nekk wala du nekk donc ça veut dire que banaliser nañu nag léegi débat bi maanaam débat bi léegi taxaw na que ba nga xam ni nekkatul scandale ñu naan non président Macky Sall warul nekk candidat ba nga xam ni na ko Abdoulaye Wade bëggee woon mais foofu sax gën a nekk forcing mais bii nag président Abdoulaye Wade daf si dem ak président Macky Sall daf si dem ak tact ba nga xam ni fii ak 2024 débat bi dina posé. nu mënta mel analyste politique yooyu jàpp ni loi bi bu mayee président Macky Sall mu représenté wu 3e mandat ngor mayu ko naka noonu itam yëf yi dafa risqué ndaxte mun na indi puccuxu indi problème bu mag ci Sénégal ci wàllu violence. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wàllu njàng meeg njàngale mi école privée catholique bi ci réew mi def jaloore ju rëy ci examen baccalauréat yi ñu génn. ña doon jàngee ci ñoom doon def baccalauréat téeméer yoo ca jël lu ëpp juróom-ñeent fukk ya am nañu bac yamuñu ca ne dañ cee dolli mention lu jege ci 435 mention ñeenti téeméeri mention ak fanweer ak juróom amee nañ ko ana loolee fees ko mën a jaar ba mu antu ci jamono joj ñoo ngi wax ne njàng mi dafa gàllu góose ci mim réew abbé Georges Guirane Diouf bokk ci kilifa yi enseignement catholique fii ci Sénégal andi na ci leeral ñu déglu ko Koumba Sandiane Faye
Pour nous, l'éducation est un grand engagement de l'Église. pour ñun lépp lu jëm ci njàng mi engagement bu mag la ci jàngu bi te confiance bi mi ngi fii te wareef la ci ñun ñu fexe ba lépp lu jëmale kanam société bi ñu dugal ci sunu loxo te loolu kat lii di personnel bi muy enseignant bi muy administration ñoom ñëpp xam nañ ko te ñu ngi ciy béy seen waar bu baax te dañoo ko néewoon di liggéey di encourager élèves yi fexe ba jege leen jàppale leen ci seen njàng fexe ba élève bu nekk niveau bi ñu la fekk nga yor ñu fexe ba yéegal ko nga yor niveau bu ëpp boobu loolu nag mooy firndeel résultat yi ñu am ren jii moom moo tax ñu am ci lu toll 400 mention fukki mention très bien ak juróom-ñett fukk mention bien te loolu kat luñ tàmm la ci liggéey bi te ci jamonoy mbas bi ñu nekkat travail en ligne bi ñu daan def dafa amoon suivi dañ daan topp xale yi bu baax. On n'a jamais lâché les élèves en quelque sorte. RFM bitim réew. benn waxtu du nar fekk ñaar fukki minute ak juróom benn tàgg xibaari biti réew yi Alaaji Georges maa ngi lay nuyu. Ndiaye nii ma yóbbaale woon rek maa ngi lay fay. heureusement ba Yacine digital te mooy la ndax sa njaxas bi na ne foo yàgg moo la fa yendal. baax na itam ba mu yem ci digital. des koy doo rek la xew fële ca réewum Mali. médiateur bu CEDEAO ña ngi ko fay xaar ca Bamako ginnaaw suba ci àllarba ji. ab tukkib nemeeku maanaam ab wisit ngir évaluer maanaam xayma situation ba ca dëkk ba jamono ji nga xamante ne ci ndaje bi nga xamante ne moom am ay bés gi ñu weesu ca Accra doxoon diggante waa CEDEAO ak militaires ya waa CEDEAO dañoo joxoon ab ñi nga xamante ne ñoo di militaires yi talaata maanaam ëllëg ngir ñu tànn kenn ki nga xamante ne mooy jiite transition ba ab premier ministre naka noonu waaye ñoom ñëpp ay civil lañ ñuy doon buñ ko defut nag embargo ba dañ ko gën a dëgëral embargo bi nga xamante ne jëloon nañ ko ci coup d'état bi mu amee jàppale ni itam Jeune Afrique xamal nañu ne groupe bi nga xamante ne ñoo war a tànn boobee président de transition day daje altine gii nii collège boobee ñi ca war a bokk ñu ngi toll ci juróomi nit ñi nga xamante ne ca militaires yi la ñuy fare ñaar ña ca M5 ñaar ca kilifa diine yi yeneen ñaar fas yéene tukkee ca société civile ba léegi ci mbirum Mali jàppale ni Cheikh Tidiane Gadio moom tabb nañ ko envoyé spécial bu organisation internationale de la francophonie ngir mu saytu situation ba ca Mali député bi nekkoon itam ay jamono ministre des affaires étrangères day xel di jàppale secrétaire général bu francophonie bi ngir ñu gunge processus de transition civile ba foofu ca Mali fan yi ñu dëgmal sax Cheikh Tidiane Gadio dana jiite ab mission bi nga xamante ne ñu ngi koy xaarandi ca Bamako. meneen réew mu jëm ci ñool-ñool ji réewum Côte d'Ivoire ñi fare ci kujje politique yi sàkku ci askan ñu jóg lànk kandaare lu aju ci candidature Alassane Dramane Ouattara foofe waaye xalaat boobe la ñu bëgg a dugal askan wa ku ci nekk gis-gis ba nga ci amee. noonu la demee njiitu réew ma woon foofu ca Côte d'Ivoire di Henri Konaté Dièye fas yéene itam bokk ci élection présidentielle bi ñu dëgmal moom woote googee mu ngi ko def ci turuk kujje gi di woote désobéissance civile ndax dañoo jàpp ne Alassane Ouattara warut bokk ci boobee élection ndax warut am ñetteelu mandat ci Abidjan ni ñu ko waxee gis-gis nag wuute nañ dégg ngeen ko sax ci sunu xibaaru kàllaamay nasaraan am na ñi nga xamante ne nee nañ loolu teguñ ko fenn ñenn ñi jàpp ne nag bu ñu wootee boycott sax dañ koy doxal. ñu dem ci mbiri crime de guerre ca Centrafrique am na benn waay boo xam ne officier la woon ca l'armée bu Centrafrique teg nañu ko loxo ba tëye ko ca réewum France jamono ji. mu ngi wuyoo Éric Damboy Bagal nekkoon responsable garde bu njiitu réew ma woon François Bozizé ñu ngi ko teg loxo dugal ko garde à vue talaata gi ñu weesu office central de lutte contre les crimes contre l'humanité ak génocide ak crime de guerre naka noonu itam section recherche bu gendarmerie bu Besançon ñoo ko teg loxo biñ ko placé garde à vue nag ajuma gi ñu weesu lañ ko tëj ràpp ca kaso ba parquet national antiterroriste bu France moo def lu ni mel moo xam ne lu ni mel Éric Damboy Bagal liñ koy toppee moo di crime contre l'humanité maanaam loxoom daal génn ci ak crime de guerre leneen bokk na ci tax ñu def ko mise en examen bokk na ci ay torture maanaam toroxal nit ak itam association de malfaiteurs noonu waajal ay crime de guerre yi nga xamante ne ñu ngi amee diggante atuba 2007 dem ba atuba 2014 jamono ji nga xamante ne moo nekkoon responsable bu garde présidentielle bi nekkoon
nekkoon itam responsable ñii di waa anti balaka altine gi la juróom-ñaar fukkeel ak juróom bu session bu assemblée générale bu mbootaayu xeet yi di door at gi nag coronavirus moo tax coppite yu bëri am ci programme bi ndaje yi yëpp maanaam yi ci gën bëri ci ay visioconférence lay amee ndax discours yi sax nee nañ dañ ko enregistré nañ ko laataa ñu koy siiwal ëllëg sax le secrétaire général bi di Antonio Guterres fas yéene wax ak assemblée générale bu ca noppee njiitu réew yi la ñuy diffuser la seeni message toppalante ko njiitu réew yi nga xamante ne ñoo bokk ci mbootaayu xeet yi Antonio Guterres nag ci lu ñu jàppagum dana wax ci namm teefam ab vaccin ngir fank coronavirus ñu ne dañ ko war a séddale yemale ñëpp ci àdduna dana addu itam ci cessez-le-feu ci biir àdduna gi yëpp ca Canada lañ koy jeexale ñetti région jamono ji seen mbir dafa tàggatémbe ci coronavirus bi loolee tax sax ministre de la santé di Christian Dubé xamle ni ñoom ñu ngi ci alerte orange laata sax ñu leen di yóbbu confinement ndax kaw coronavirus foofee dafa bëri ba jéggi dayo ñu dem ci Canada fekki fi Mamadou Aïssa Ndiaye. fii ci Canada mbas mi gën a jaaxal askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk kër docteur ak jawriñ yi nga xam ñoo yor wàllu paj mi ki di Christian Dubé mi nga xam moom moo di jawriñ di dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak paj mi wax na ne daal ñetti gox ngi nii yoo xam ni moom bu ñu moytuwulee dañ delluwaat ci tëj leen maanaam confinement mu mel ni Appalaches la Montréal ak Québec rawatina capitale nationale province bi li ko waral nag moo di Covid bi daal wax dëgg yàlla dugg nañ ci deuxième phase bi ñu waxoon ne bu daanu see ci biir setu mbar mi wàll ki dana yokk te mbir mi wax dëgg yàlla jaaxal na askan wi liñ ci jàpp moo di 1,000 ak lu toftal ci doomu aadama faj nañ leen ba ñu wér waaye lu tollook 100,000 ak 40,000 ak ñett mbas mi dal na leen ñi ci faatu toll na ci 10,000 yu manque tuuti ki doon jokkoo yéen fii ci Montréal di Mamadou Aïssa Ndiaye ngir rajo Futurs Médias. dellu si waat Ndakaaru jeexale fi xibaaru bi ci réew. jeex na takk jërëjëf Diop maa ngi lay gërëm bu baax. RFM Sport. xam nga toogagoo rek problème yi tàmbali waa Diagne naa ne demal tuxu ne tooke na le ñu ànd ndoog yow ci xibaar yi tàggat yaram yi xam ne ma si metti mooy bu ñu lay dàq ñun la ñuy dàqandoo rek ne la ngay def ba ñu lay dàq xam naa maag yow koy bokk ndax da ngay dem di ma ci boole. c'est que nag neex ba neex mi dañu indil koo xam ni. daf ñu indil ay jafe-jafe ci studio bi fan yi waaw kan la ci waa digital. toogeel ne taxaweel nii puudarul fii takkal karawaat ñun ay nit rajo lu ñu tam tuwaar kàll waxuma kenn nag Ndiaye nan dem. nañu muñ rek. waaw nan dem rek nañu muñ rek. waaw nan dem rek. ay ca ñu door xibaar tàggat yaram mbiri Coupe d'Afrique bi ñu jagleel football kat yamagul ñaar fukki at ñu war koo football 2021 équipe nationale bu Sénégal ñi ngi seen ñaareelu semaine regroupement. ci lañu dugg nii bis ni tey ji gannaaw bee semaine dañ leen defal ay test ak yooya ba nu ci génnee entraîneur bi teg programme ngir kon xale yi mën a dellu siwaat ci seen ay forme yu baax ngir mën a def li ñuy xaar ci ñoom Youssouf Dabo wax na liggéey bi naka la koy doxalee Soda Thiam. waaw semaine bu njëkk bi en fait ñi ngi tàmbali liggéey bi alxamis ci ngoon parce que bi ñu ñëwee lundi bi dañu dem def test Covid mardi donc ñu doon xaar résultat yi nga xamante ni jot nañ ko ci mercredi bi et comme ñaari groupe la en fait dañu tasaare woon xale yi ci ñaari centre yi pour par mesure de sécurité comme ça ku nekk ci néegam ba ñuy am résultat yi bi ñu amee résultat yi léegi ñële jógee fële géréw ñu fekk ci ñu ce qui fait que ñu commencé liggéey bi ci alxamis bi ci ngoon donc depuis alxamis ba jëm àjjuma ba démb donc ñaari séance lañ doon def par jour et ñu gis que am na différence bu baax a baax ci xale yi ci niveau physique bi ce qui est normal parce que bi ñu arrêté dafa yàgg mais reprise bu nànk-nànk la ñuy def rek pour bañ a forcer bañ a am yenn gaañu-gaañu yi ci xale yi comme ça ñu redémarrer machine bi nànk-nànk et puis deuxième semaine bi aussi du nekk travail bu intense bi noonu dañuy nekk toujours ci liggéey bi nànk-nànk ba xam naa ñetteelu semaine bi incha allah. nu waxee si wàllu Marseille ñoom jënd nañu tey jii ci suba benn xale brésilien la fukki at ak juróom-ñett la am nee na Luis Enrique la tudd ñu daal di koy xaatimal kayit ñeneen itam ñu xaatimal kayit mooy waa athlétisme yi léegi am nañu sañ-sañu dellu ci stade Léopold Senghor ngir di fa tàggatu dogal boobu nag DTN bi nee na pexe la mu ñu lal moo xam ne tax seen gone yi teel a noppi laataa ñuy sóobu ci jongante yi war a am ci Afrique ñu déglu si Papa Serigne Diène mooy seen directeur technique national. d'abord lu ñuy rafetlu la ndaxte dañoo tëjoon stade yi ak mbas mi nga xamante ne am na fi
bi ñu ko tëjee nag suñu nawle yi nga xam ne ñuy nekk ci yeneen dëkk yi ñoom fexe nañu ba seet nu ñu leen organiser ba ñu continuer di entraîner ba ñenn ñi sax dañ doon organiser seen i compétition mais tamit au niveau demee ci au niveau international tamit da ngeen di gis ne temps yi di ngeen gis ay compétition yi ñuy wone athlètes yi di def daat seen performance yi day wone que ne ñii tooguñu woon ñu ngi doon entraîner ñu ngi doon préparer wu bu baax athlètes Sénégal yi nag amuñu woon possibilité boobu parce que fi ñu fépp foo xamante ni mën nañ fa tàggatee yaram dañ ko tëjoon bu ñu toogee ay juróom-benni weer juróom-ñaari weer defuñu dara donc dafa am loo xamante ni lépp loo xamante ne amoon nañ ko ba ci progresser loolu dañ koy ñàkk le fait que ñu ñàkk ko nag il faudra que ñu teel tàmbaliwaat entraînement pour mën a demaat niveau boo xamante ne danañ mën a jongante ak ñeneen ñi sinon heure bu ñu demee compétition ñu amuñ benn chance pour def fa dara moo tax ñu rafetlu décision bi léegi mi ngi des ci ñun ñu dellu ci terrain bi ñun athlète entraîneur fédération pour jéem a seet nan la ñu tàggatee xale yooyu ba nga xamante ni vraiment danañ mën a représenter Sénégal ni mu waree waaye nag du tere tamit ñuy rappeler di jéem a veiller ne xale yi il faudra que ñuy respecter li nga xamante ni moom lañ ñu joxe ay orientation yëpp pour mën a xeex ak feebar bi ndax feebar bi mi ngi fi demagul donc loolu loo xamante ni dañ ci prêter attention bu baax la pour que ñu mën a continuer suñu entraînement. kooku Pape Serigne Diène la. Fatou Diouk moom gagné na Coupe de France ci wàllu volleyball. sénégalaise la bu nekk foofa di fa volleyball moom nag ma nga nekk ci équipe bu ñu duppee Pays d'Aix Venelle foofu lay volley jël na yëf yi nee na nag ba mu ko jëlee ba léegi daal xolam bi dafa sedd guy ndax jàllale ju rëy la ci ay gëtam jokkoo nañu moom tey ci suba boobu nag fekk na ko mu volleyball ba noppi xëy ni dafay rëgal ngir bëggal boppam. coupe bi mën naa ni nekk na mbégte bu rëy boo xam ne nii fu ma ko natt rek weesu na ko parce que xaaruñu ko woon ba pare neex na daal mënuma sax wax fa la neex bi tool parce que li ñu liggéey instant ba yegg si fii moo fay tey donc du ñu def lu dul sant yàlla suñu borom ak ci am contentement bu rëy. Covid bi moom mën nañ ne def na lu baax si ñun ndaxte toog nañ juróomi weer ak ñun ñëpp ku ci nekk compétition amul ñu ngi doon liggéey sa kër mais li si baax mooy suñu yaram noppalu na par rapport ak compétition bi. léegi aussi leneen li si neex tamit mooy équipe yëpp ñoo toogandoo kii toogul kële commencé ñëpp a toogandoo donc ñëpp a ci bokk yam donc ki gagné tey mën naa ne ñu ngi gagné tey ci bopp bi et aussi xarañ bi ñu xarañ ci terrain bi et aussi équipe bi nga xam ne ni moo ci gënoon a farlu moo ko gagné donc loolu yëpp tax na tey jii sunu ndam bi gën a neex. tabarkalla Mamadou. moom fu mu nekk France. ma nga ca France waaw. waaw kumba na góorgóorlu rek. waaw tabarkalla ñun suñu serfan wàcc na mën noo def. jërëjëf Diagne maa ngi lay gërëm bu baax. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Koro News Kumba Sanjane Faye. Sénégal tey wañ wut benn bakkan bu rot ci mbas mi ñaar fukk ak ñeent cas rek la ñu gis ne amee nañu ko ci test yi ñu jot a def xibaar bi tey moom mooy limu ñu wër dafa daal di kawe téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett musuñu ko am ci ñu wëree ci mbas mi ci Afrique Maroc boobu léegi ñaari ay bés ñu daal di tijjiwaat seen frontière jëmale ci touristes yi nga xamante ne dañuy jóge bitim réew di fa ñëw réew moomee ñàkk na lu ëpp benn milliard euro loolee ëpp juróom benn téeméeri milliard ak juróom fukk ci suñu koppar mbas mekk Afrique ba tey ay borom xam-xam dajale nañ leen ci ab comité régional jëm ci wàllub médecine traditionnelle maanaam fajum cosaan naka lañ ko mën a dugalee ci xeexub mbas mi ki ko teg di OMS centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies ak commission des affaires sociales bu Union africaine nag ñoom daal dinañoo nangu protocole bi ñu tege nii ndax essai clinique phase 3 yi ñu amal jëmale ko ci phytothérapie yooyu borom xam-xam daal nañoo nangoo teg ab charte lu laa lekk essai clinique yi ñuy def ngir xeex mbas mi mu laa lekk seen liggéey ci Europe ba tey ay matukaay ñu des di ko jël boo demee fu mel ni Royaume-Uni ab couvre-feu lañ fa tege lu ko dalee fukk waxtoog ñaar ci guddi jàpp fajar gi ci bépp bërëb boo xamante ne mbirum po lañ ko jagleel ca Espagne fu ci mel ni Madrid di pays réew ma amal nañ fa ab reconfinement maanaam tëjaat nit ñi ci seen kër loolee dogal la boo xamante ne njiitub région bu Madrid di Isabel Díaz Ayuso moom moo ko daal di jël réew mu ci mel ni Arménie foofee yëglu na ne boo
moywul dina tëj frontière am ba atub 2021 gouvernement ba moo ko xamle ci ab communiqué. Préfet bu Martinique moom génne na ab arrêté di xamle ne li mu waaye tukki yi doon jógee Guadeloupe léegi xaaj ba rek la avion yi di daal di indi ab dogal la ba ñu jël ba supp tey jile mbas mi ba léegi ni muy wéyee ci àdduna gi ab jàngat bu Imperial College bu Londres moom moo fësal ab laboratoire miniature fay tax ñu mën a amal ay test yoo xamante ne dafay wane ndax am nga doomu jàngoro jëm déet dootoo xaarat yi ba ay fan wante boo ko defee juróom-ñeent fukk simili gannaaw gi ñu mën a xam fa nga féete yooyu résultat dafay méngoog résultat yi nga xamante ne laboratoire yi seen xam-xam màcc ci yooyu lépp test moom lay joxe boobu lépp appareil daal dinañ koo jëfandikoo gum ci lu toll ko juróom-ñett hôpital foofee ca Royaume-Uni ngir xam ci ñi mu gën a gaawee ana ñan ñoo amee doomu jàngoro ji. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rey yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ku leen waxati waxi geste barrière bu leen neexee fàtt seeni nopp ndax ki war a jiitu ci sàmmonteeg geste barrière yi di Macky Sall journal L'As bind na ne moo njëkk a salfaañi geste barrière yi sàggane ko ba ñëpp teg ci seen i gët ubbi leen yéenekaay bi ngir gisal seen bopp ak seen i gët tournée économique bi mu doon def ci Sine Saloum ci week-end bi di ci gaaw bi ak dibéer bi tournée ba ci mobilisation militant ca la mujj li ko tàmbalee Ñaaxaar ba Saroudia jaar Fatick commune Sokone wala Toubacouta fu ca Macky Sall jaar ko cortège am rek askan wa dagg defum di ran topp ko dajaloo am mobilisation am askan wa dandante wuñu distanciation sociale amu fa Macky Sall ma wooteek askan wa ko wuy ji amul kenn ci ñoom ku jëfee geste yi ñuy santaane ngir moytu coronavirus bi La Tribune bi ne ci xëtamu njëkk ne Macky Sall miy woote mooy toog fagaroog fàggu ci coronavirus bi ci tournée économique bi mu doon def démb ak bërki démb dem na ca sans barrière Fatick la njëkke jógee fa dem Kaffrine jeexale Kaolack li gën a fës ci tournée bi moo di ci jamonoy coronavirus gi mu ko def fu mu fi dem nit ñi dajaloo wër ko mobilisation am ñu àndandoo salfaañe sàggane li ñu santaane ngir moytu lu lawal coronavirus bi la mu defi ji woon ci Sine Saloum moom président national Soleil national xëy nañu ci may bokk na ci politique yu yees yu muy nas ngir moderniser mbay mi maanaam méngale ko ak jamono ci kaw loolee sàkku na ci producteurs yi ñuy taxawal ay coopérative ci seen biir privé national bi ci réew mi sàkku na ci ñoom ñu dugal seen loxo ci wàllu agrobusiness ci xët mu njëkk journal Le Quotidien kàddu njiit réew mi Macky Sall mu di fa xamle ne li mu jublu ci dem ga mu demoon ci Sine Saloum bokk na ci bëgg a wane ne du baykat yi rek ñoo moom mbay mi tournée économique am boobee yéenekaay bi am ci ñaari jàngat Macky ma nga ca àll ba waaye ma nga ca campagne ba source waa xamal ñu ne tournée économique am boobee xaalis askan wi mu di l'argent du contribuable fekkewu ko ne ba muy dem gàngoor la àndal ci xaalis réew mi di l'argent du contribuable ci la ñu demee ci la ñu leen dundalee ca la ñu leen dëkkalee wata yi leen yóbbu woon rek la ca dem ca gasoil lu mu bon bon mat na fanweeri junni ci gasoil ci oto bu nekk ndax ba muy dem ña mu àndaloon duñu ñu ndaw seeni watay duñu lakkalu ndaw ministre du plan ministre finance ministre agriculture ministre élevage ministre économie directeur de cabinet moom Macky Sall ak chef de cabinet yéenekaay bi ñu te nag booy seet bay seet Macky Sall dafa bëgg a dox ci mayenu askan yu promenade politique la defi ji woon ci Sine Saloum ndax xel mënuta nangu mu solo dalam naan mi ngi xooli jekka nemmeeku ji ay tool yoo xam ne dara ñorogu fa dara foccagu fa luy naaw ay laafam di buubu sori kaw du ko yomb anki dina kay mi ngi ñuy wax ne situation bi mi ngi gën di compliqué ci Macky Sall waame gi di inondation gi moo ko tax di wax mu gis ne donte déclenché nañu plan Orsec ci réew mi tereelu inondation yi ñoo ngi fi di wulee ñaay ak di jàllaa ñoo ko jaabaa jonge ci kaw askan wi ca Bakel dex gaa fa débordé ba lekk téeméeri hectare ak fanweer ak ñaar ca tool ya ca diwaanu Matam askano ñoo ngi ci jaaxle ak fitna gu rëy Assane Sylla di président mouvement émergence pour Sénégal ni ñu ci La Tribune problème yi inondation yi ci Sénégal lu jin njaag Mansour Faye mooy njàkk li am yépp mi ngi tukkee ci ni Mansour Faye yore woon mbënd mi ministre Khadim Diop yore woon na inondation yi 2012 ba 2014 dara xew fi Serigne Mbaye Thiam moo ngi koy soogo yore kon bu dee am na lu xew ci diggante bi rek ki newoon ci diggante bi la diggante Macky Sall ak troisième mandat caaxaan dindiwu ko Sud Quotidien nañu honorable député Aymérou Gningue président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moo sulliwaat coow li bi ñu ko invité démb ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média fa la waxee ne bu ñu sukkandikoo ci wàllu yoon rek Macky Sall am na sañ-sañu yóotu troisième mandat maanaam yoon may na ko mu doonaat candidat 2024 Sud Quotidien nañu ubbil nañu Macky Sall aw xàll wu mën a jaar ngir am troisième mandat ba noppi tegal koy ñol yu mu war a lijjanti bu ca bëggee yegg Vox Populi nañu président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di Aymérou Gningue li mu wax démb ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média dafa leer nee na juridiquement yoon may na Macky Sall troisième mandat 2024 mu ne du sax lu ñuy lam-laame ndax réglé nañu ko bu yàgg Serigne Ahmadou Gaye di juriste politiste mel ne ku naan ko ci xët mu njëkk Source A yaa ngi wax lu la neex ndax
troisième mandat ci Macky Sall du lu dagaan ci yoon journal bi bind ne Serigne Ahmadou Gaye delloo na ay miru ñi ngi place am Seydou Gueye ma ngay tegaat Ousmane Sonko place am yëral xët mu njëkk Vox Populi chargé communication bu présidence de la République di Seydou Gueye nee na waxi Ousmane Sonko ñoom duñu ko jox benn importance ndax tàmm nañu jikkoom dafay saxaar rek waaye same mu tàkk mu ne mën a tiitaroo gis leen mag mbañeel gi Ousmane Sonko di doxee dafay wane rek ak matadem ci nit ku bëgg a doon dara ci réew mi ak yi ñu fiy dégg bés bu nekk ubbi libération ngan di maami scandale lañu journal bi nañu moo am ci benn internat bu nekk ca Mbaaw benn xale bu jigéen bu toll ci fukkeet ak juróom ay parents ñoo nga France jël seen doom di xale bu jigéen bi yóbbu ko ci benn internat bu nekk ca Mbaaw ndekete booba directeur internat bi mi ngi sëgg ci xale bu jigéen bi di ko keccaatu benn bés parents xale bu jigéen bi di xool seen téléphone doom ba gis ci ay photos saay-saay yoo xam ne directeur internat bi moo ko doon envoyé xale bu jigéen bi ci WhatsApp bi ñu laajee xale bu jigéen bi ci la leen nittilee mbooleem lu mu mës a séq ak directeur internat bi ñu dem jàppi waa ji libération nee nañu mbooleem lañu ko doon tuumaal weddiwu ci dara waaye nee na yéene moo doonoon dem seeti parents xale bu jigéen bi ngir ñu may ko seen doom jabar. Savon de Marseille Alphé seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. gis-gis. mooy ponk bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi li ñu ciy waxtaane moo di processus de paix fële ca diwaanu Casamance li tax ñoon di waxtaan woowee nag moo di bëccëgu tey gi mooy bëccëg bi ñu jagleel jàmm ci àdduna bi yëpp jàmmi Casamance fees ca tollu ci lijjanti bi moom la ñuy waxtaanee ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média am ci waxtaan wi Ibrahima Ama Diémé mi ngi bokk ci groupe de réflexion pour la paix en Casamance Ibrahima maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñoo ngi ci waxtaan wi ak beneen Ibrahima mu di Ibrahima Gassama moom taskatu xabaar la doo nit kuy xeltoo ko gëstoo ko saytu fi crise ba ca Casamance Ibrahima Gassama maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la nuyu bu baax. jërëjëf bàyyi ma door rek Ibrahima Ama Diémé laaj bu njëkk bi moo di tolluwaay processus de paix ba ca Casamance tey boo ko doon natt loo koy jox lu muy doon. bon peut-être commencer di sant yàlla ndax bu ñu seetee fu ñu jógee depuis 2012 ba tey pratiquement jàmm ji mu ngi am ñu bari dañuy wax naan léegi jàmm am na mais nan la ñuy fexee ba ñu continuer di ko dooleel. di ko gën a dooleel maanaam mu sax. waaw mu gën a sax ndax kenn ku nekk gis na ne au moins contexte bi ñu nekk tey nekk na contexte bu très favorable pour que ñu mën a yaakaar ne en tout cas gannaay dootuñu dellu si waat pour que ñu nekk di xeexoo diggante ay mbokk parce que crise u Casamance bi moom sénégalais la. donc ñu yaakaar ne rek lii dinañ ko gën a dëgëral mais li ñu mënoon a wax rek moo di tey toll nañu foo xamante ne waxtaan rek moo ci mën a xëcc donc gouvernement bi am na kuréelam boo xamante ne moom la ñu tuddee comité ad hoc moo fas yéene waxtaan ak ñi nekk ci MFDC te MFDC nag gis nañ ne dafa bari ay kuréel fu mu toll. armée bi am na ñu bari ñoo xamante ne kenn ku nekk yaay chef sa bopp nekk fi nga ne ñaari banxaas la woon fu mu nekk nii ñu ngi ci ñeenti banxaas ba benn bu nekk am na commandement am et politique bi itam am na donc loolu yëpp nekk na jafe-jafe yu war a tax que waxtaan ci MFDC bu réunifié c'est du yomb mais ñu yaakaar ne rek gouvernement bu demee ba. mais Ibrahima est-ce que loolu boo amul jàmm ju sax dëgg ca Casamance te dëgg jàmm dëggantaan jaay mën na fa am bu fekkente ne waxtaan ak fi MFDC yi amul. non si moo tey ma ne il faut que gouvernement bi jël décision. pour que mën a discuter ak képp koo xam ne pare na pour discuter ndax ni ñu ko defee woon commencé nañu ak Salif Sadio ñu ngi waxtaan depuis Saint-Egidio pour pas yëg ngeen ko. ñeneen ñi ñu ngi taxaw tànk boo xamante ne itam ñoom itam bu ñu sañoon ndaw nguur gi fekk leen ñu waxtaan. donc foofu lañ ci toll moo tey ma yaakaar ne rek bu dul woon Covid bi sax. mais est-ce que loolu du compliqué parce que quelque part aussi seetlu nañu dafa mel ne ñoom sax jubbuwuñu seen biir de. bon loolu ça fait partie de la difficulté c'est parce que c'est difficile qu'il faut justement ñu mën a discuter. ñu seet nag lan la ñuy duggee te loolu laa wax ne bu fekkoonte ne bu dul woon mbas mi peut-être déjà defoon nañu ay jéego yu gën a bari pour que ñu pare pour discuter mën a continuer discuter. très bien jërëjëf Ibrahima Ama Diémé maa ngi lay gërëm bu baax Ibrahima Gassama. naam waaw laaj bu njëkk bi mooy processus de la paix en Casamance muy jéego ko pexe yi nga xam ne ñu ngi koy nas ngir jàmm am ca Casamance tey su ma la laajoon loo ci gis lu muy doon mi ngi doxul dafa tàgga témbi wala dafa dellu gannaaw. waaw dellu gannaaw moom delluwul gannaaw ak dox bu ñu yaakaaroon ni dina ko daan doxee dafay sooxee maanaam daal loolu la ñu gis doon xam ne teg kaaral bi nga xamante ni ñëpp ñu ngi ciy sant yàlla
loolu nag teewut waxtaan bu nga xamante ni moom la askan bi yaakaaroon ni waroon na am diggante nguur gi donte ga am na benn banqaas bi nga xamante ni Salif Sadio moo ko jiite ñoom tàmbali nañu depuis 2013 ay waxtaan wante nag MFDC am na yeneen banqaas yi nga xamante ni ñoom it ay wuy fipp la ñu yoree gànnaay ñoom it nee nañu bëgg nañu ñu boole leen ci biir waxtaan bi wala nag mais dañoo lal seen ay pexe bopp. ay conditions daal foog MFDC nekk benn am benn ndaje bi nga xamante ni moom mooy tax ñoomi neen ñu tànn ay nit wala kenn ki nga xamante ni moom dem jàkkaarloo ak nguur gi loolu nag moo xaw a tardel fu ñu nekk ni waxtaan yooyu wante nag ñun ci suñu gis-gis am na li nga xamante ni daal nguur gi moom la yeeyoo maanaam daal mu war a joxe lenge maanaam bu munul moom dem waxtaan ak ñooñu am nay kuréel yi nga xamante ni jege nañu ñooñu ndax ñoom sax seen biir am nañu lu ñu taxawal lu ñu wooyee comité provisoire des ailes politiques et militaires am daal banqaas la bi nga xamante ni moo war a wax ci tuuru politique yi ak ñu yoree fetal yi ñoom ñu ngi waxtaan seen biir am tuuti ñagas ñu ngi koy xool ñu ngi koy saafara donc loolu daal def ci sotti ji loolu moo indi li nga xamante ni xëy na ab dal am na wante yaakaar ñu amoon ni dina am waxtaan diggante nguur gi ak MFDC ba léegi daal loolu moo xaw a niroog doxalinu Qatar. léegi Ibrahima loolu moo jaaxal nit ñi moo di waxtaan amagul négociation amagul entente amagul te pourtant accalmie am na luy expliquer situation boobu. waaw accalmie boobu dafa ne nguur gi ak MFDC gis nañ ni fanweeri at ak li ko wët lu ko ëpp. ku nekk mënuloo dara sa morom loolu daal la ñu mën a wax maanaam daal xeex na def nañu lépp mais lu ku nekk bëggoon gis nañu ci terrain bi amu ko mais ci wet ga askan wi bés bu yàlla sàkk bu yeewoo jàmm lay wax jàmm rek lay ñaan loolu nag ñaar daal di déglu li nga xamante ni loolu mooy aspiration population yi ñu weer ngànnaay ne comme dañuy dégg bés bu nekk ngeen ñuy ñaan jàmm léegi dañuy lal fetal yi ñu dem toog waxtaan mais loolu buñ ko waxee amul jéego bu topp kenn rek moo ci xëy na am avancé ak nguur gi mais nguur gi aussi dellu atul vers les autres yi nga xamante ni ñoom nit ñu ngi ñaan ñu boole leen ci loolu daal laa gis ni jàmm lu nuroog jàmm la sax parce que akal mi moom du ndax ram mel ni nga nekk ci biir néeg ngay fanaan ak pax baa ngi ci suufu lal bi xamoo ban waxtu leen xam nga loolu booy nelaw sax sa xel du dal kon voilà loolu daal na ñu nekkee tey ji bu ñu sañoon borom fetal yi nekk ci biir àll bi nguur gi bu mënul dem directement jàkkaarloo ak ñoom nit am nay kuréel yi fi nekk na leen jox leen yi jox leen sas nga xamante ni ñoom dinañu ci àll bi toog ak ñoom ndax français nee na on fait la paix avec celui qui fait la guerre maanaam boo buggee mu dakk da ngay dem ci ki yoree fetal gi ndax tey MFDC ni mu bindoo ku waxuloo ak ñi yoree ngànnaay yi njort naa ni dañuy wax rek mais ca ëllëg sa dinañu jëlaat fetal yi def naka sudul noonu te it loolu daal la ñu nekkee foog naa ni il faut que rupture am ci loolu nguur gi jël dossier bi teg ko ci table bi xool rupture ci war a def comme ça ñu avancé génn ci lii parce que fanweeri at ak juróom-ñett yaa ngi ci du fitna du jàmm vraiment je pense que Casamance war na weesu loolu. jërëjëf Ibrahima Gassama maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci xalaat beeg ni nga ko joxe taskatu xabaar nga doon nit kuy observé crise bu Casamance gërëm Ibrahima Ama Diémé mi ubbi woon waxtaan mi ngi bokk ci groupe de réflexion pour la paix en Casamance gërëm leen ci ànd bi ak rajo Futur Média. mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kaddu gi ne woon Abdoulaye Diop ci machine bi réalisation Alaaji Ndiogu Diène service digital Yacine Pouy jàngeen jëf ci kanam tuuti da ngeen ànd ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle yi ak tàgge yi ci rajo Futur Média mbokk yi yàlla na jàmm yàgg.